leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face dellu si waat ñu am nag mbégte dalalaat ci biir émission bi monsieur le ministre Mamadou Diop Decroix député à l'Assemblée nationale bokk nag ci njiital opposition bi te nu ko olof di waxee rek dafa ñoor caaya la fa mu nekk koo xam ne xam ngeen ko bu baax a baax a baax si arène politique bi yàgg na xeexal askan wi yàgg aussi taxawal li nga xam ne mooy ak yelefu doomu aadama Afrique ak li ko wër mu nekk nag ki nga xam ne aussi moo jiite parti politique bi di AJ/PADS bokk ci Front patriotique pour la République ñu am mbégte nag comme d'habitude dalal ko ci suñu émission ndaxte invité de qualité la gën nañ ko dégg ndax dafa lalu woon am ci liggéey bu mu nekkoon liggéey bi nag njeexital bi yëpp nag dafay delluwaat ci askan wi loolu ak yeneen la ñu bëgg waxtaan ak moom rawatina nag actualité ak fi réew mi toll monsieur le ministre ginnaaw ba ma la nuyoo jaajëfal la ci ni nga nanguwaatee sunu invitation ma gërëm la ci bu baax a baax ak patience beeg lépp di la bàyyi nga nuyoog askan bi nga xam ne mi ngi lay teewlu jamono ji. jërëjëf Aïssatou maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di la gërëm encore une fois li nga ma dalal ci sa ëtt bi maa ngi nuyu itam suñu téléspectateur ak téléspectatrice su TFM ñi nga xam ne ñi ngi nuy suivre ci face to face macha allah alors monsieur le ministre ñu dugg rek ci xolu émission bi dooree ko ak inondation yi nga xam ne xoj na askan wi yow sax gis nañu image yi Moussa Sène dina ko dugal léegi bokk nga ci leader yi nga xam ne dem nga fa dañ si dellusiwaat na ndax dafa am dem ak dem ba nga xam ne lépp dafa dugg ci problème d'assainissement yoo xam ne sunu réew mi Sénégal mi ngi koy jànkoonteel ba ñu Senghor daal ba léegi ñu ngi koy jànkoonteel léegi nag ma bëggoon nga wax ma monsieur le ministre yow ban jàngat nga ci am ak itamit naka la ñu mën a def ba inondation yi wala boog assainissement de manière générale ba ñu di nekk problème fii ci réew mi. jërëjëf Aïssatou laaj nga ma laaj bu am solo inondation mooy mu taw taw bi ëpp doole nit ñi ba yàqal leen dafa naa loolu lañ gars yi di wax inondation loolu la ci réew moo xam ne ñetti weer waa ñeenti weer la baykat yi di bay toog juróom-ñetti weer mbaa juróom-ñeenti weer yu ñu dut bay ndax ñàkk ndox kon mbir a ngoog waaw mbir bu rëy xalaatee ma ko woon noonu alors mu mel ni kon problème boo gis te suñu waxtaanu tey wi defe naa ne man loolu moo ma ci gën a ñor ñu nuy déglu mën a xam ne problème mu Sénégal problème mu vision la dëgg la maanaam gis-gis bu sori ngay am cim réew mën a xam fa nga jëm naka ngay mën a jële say matukaay pour yegg fa loolu moo mas a manqué ci Sénégal ndox dañu ko war a ndax am na réew yi mu am ndox dañ ko war a taataan fépp fu nu ko mën a taataane boole ko ak ndoxi dex yi muy ay milliards mètres cube nu di ko denc am na réew yooyu mën ngaa toog ñaari at du taw te dañuy bay donc foofu lay waxee man dëgg la bu ko defee inondation yi matukaay yiñ ci war a jël dafa bare wax nga assainissement maanaam ñu fexe ba yooni ndox yi ñu di ko mën a kar di ko mën a am fu ñu koy dugal ba nga xam ne du déborder maanaam niñ koy waxee du wal ba lor waaw nangu kër jàmbur yi wala yàq loolu nag dañ koy du loolu rek mooy saafara bi loolu sax mooy nu ma koy waxee maanaam fagaru
moo gën faju. dëgg la ok fagaroo gën faju. bu fekkonte ne prévoir nañu mbir mi. liñ ci war a def ñu def ko ci muy Ndakaaru muy Ndar muy Ziguinchor muy Thiès muy Kaolack muy Touba foo ci dem boo gisee am na fa inondation waaye inondation wu Ndakaaru li indi mbënd mi ci Ndakaaru du bokk ak li indi mbënd mi Ndar du bokk ak li indi mbënd mi Ziguinchor wala feneen donc fu ci nekk dafa am ay et je suis sûr que fii mu ne nii am na ay programme d'assainissement mais état bi toppatoo wu ko daal. waaw comme xam nga ñàkk ko toppatoo yaa ngi dégg polémique gu 766 milliards yi ba tey ba sànq muy programme décennal boobu dégg nañu li nga xam ne mooy kàddu yi si Abdou Mbaye mi nekkoon premier ministre waxoon à l'époque ba tey ba sànq kenn xamul exactement ce qu'il est advenu de cette manne financière yi là ce qui est clair mooy li fa waroon dugg li nga waxoon sànq rek bu fa duggoon xëy na du ñu agsi fii te boobu ba léegi amuñu ay leeral ak tegtal ci xaalis bi fan la nekk lu ñu def qu'est-ce qui a été fait dégg nañ daan na président Macky Sall annoncé na enveloppe 10 milliards comp ci 3 milliards yoo xam ne cash transfert la jëm ci askan wi ñu bëri jàppale la goutte d'eau dans la mer la ak 7 milliards yoo xam ne ñu Sénégal dañu ñëwee manipuler milliards monsieur le ministre xaw ma loo ci xalaat. non xam nga franchement Aïssatou man waaw 700 milliards yi nañ ko audit mais bërki démb xam nga ci mbas mi ñaata lañ génneeti ci xaalis 1000 milliards bari na lool bon affaire ceeb ba ak coow ya ca am ak yeneen ak yeneen alors bu ko defee nga ci topp ci watiitu jaan ji di wax da ngay sonn mar parce que bu doon ne sax wax ji am na njariñ kon nga ne ndax mais amul njëriñ ça problème mu Sénégal loolu bokk na ci c'est l'efficacité de la dépense publique maanaam bu doon ne affaire bi ab tunnel la xam li wolof di wax solom nga dugal ci téeméer boo demee fale fa mu jëm fa ko tax a jëkk boo fa yeggee peut-être fanweer wala ñeent fukk wala juróom fukk moo fay génn li ci des takk na ci diggante bi xam nga Macky Sall taxawal na fi OFNAC taxawal na ay organisation ay kuréel yu bare yoo xam ne li leen yëkkati mooy saytu saytu yorin wi pour mu sell pour mu kii bon amagum na fi Macky def naa léegi mu am 10 ans ma 8 ans mettons mais boobaak léegi est-ce que dégg nga ñu ne jàpp nañu diw déedéet ndax loolu à part Khalifa au contraire ñi ñu épinglé la sax ñoom ñooy gën attaqué corps de contrôle. alors donc problème boobu la ñu am wa illaa kuréel yooyu ñu teg liggéeyuñu seen liggéey wa illaa liggéey nañu liggéey ba wante ñi nga xam ne ñoo ko war a saytu soxalu leen yooyu moo tax bon dañuy noter rek jël note avancé waaw mission d'information bi nga xam ne honorable député Assemblée nationale bi nga bokk def nañ ko après coup ba coow li bare mission d'information boobu ñu bëri dañ jàpp ne tur bi sax moo njëkk a doy waa informé ci loo xam ne coow laa ngi jóg boobu ba léegi ñu bëri jàpp ne li gënoon a jaadu mooy carrément commission d'enquête parlementaire waaye ci ginnaaw ga gis nga Doudou Wade ancien député ancien président groupe parlementaire bu PDS liir nga courrier bi mu yónnee Moustapha Niasse moom mi ngi épingle moom mi ngi jàpp ne commission d'information boobu du mission d'information boobu en fait du bureau assemblée moo ko waroon yabal ñi ko waroon yabal ay seen commission yi la te il a cité même l'article 49 ci seen règlement intérieur pour jàpp ne foofu président Niasse dafa jalgati ba bëggoon nag honorable député Mamadou Diop Decroix nga leeral askan wi ci yëf yooyu naka la tëddee. waaw maa ngi lay gërëm ci laaj bi Doudou Wade yónnee na ma lettre boobu mu bind jàng naa ko. lettre bu màndaxe la bu maanaam bu am profondeur. waaw bu am maanaa damaa bëggoon bala ma cee dikkaat.
yeggale ci inondation bi xam nga maa ngi la doon wax jumtukaay parce que boo critiquer da ngay joxe solution. nit ñi dañu war a gis ne kii di wax moom xam na lii saafara mbir mi. tout à fait. parce que boo demee Kër Massar 25 kilomètres carrés la Kër Massar daaw jéeg amoon na 200 junniy nit ak 400 ak ñett yu fa dëkk presque 600 000 personnes ci 25 kilomètres carrés Ndakaaru mooy problème bu Sénégal problème sécurité numéro 1 Ndakaaru parce que Ndakaaru mooy 0,3% ci territoire bi maanaam boo jëlee téeméeri kilomètres yu carré nga jël ci benn kilomètre bi nga maanaam xaaj ko ñetti xaaj benn bi mooy Ndakaaru te Ndakaaru 25% population Sénégal ñi ngi Ndakaaru te Ndakaaru mënta yaatu mënta yokk parce que géej ko wër benn buntu la am te nit ñaa ngi ñëw di ñëw parce que yeneen barab yi ci réew mi amul li tubaab di wax opportunité maanaam nga xam ne boo fa toogee mën ngaa ay yëf mën na la faa fekk ngay terlu di liggéey di daan sa doole et cetera toog fa daal fa nga dëkk donc li des a kas néew ci opportunité Ndakaaru la nekk donc ñëpp dañuy daw ñëw Ndakaaru comme mënta yokk nag nit ñi dañuy xëccoo ak ndox mi place yi alors ku bëgg a régler problème mu Sénégal et particulièrement problème mu Dakar da ngay fexe ba population yi am opportunité feneen ñu mën faa dem loolu nag programme la bu yaatu mais xaju fi ma dellu si ci assemblée nationale ak li Doudou Wade wax na dëgg Doudou Wade ku xam assemblée nationale la xam règlement intérieur assemblée et cetera donc li mu ci wax moo nekk maanaam assemblée fii mu ne nekkul ci session mi ngi vacances dafa tëj donc moo tax ñun suñu groupe parlementaire président Cheikh Mbacké Bara Dolly bindoon président Niass pour ñu def une session extraordinaire man jàpp naa ne war naa mën a ne session extraordinaire ndax itam li xew ci mbënd mi ak junniy nit yi ci seen alal sànku ba ñëpp jóg même président bi dem na fa kon jaadu woon na assemblée ci boppam convoqué moom itam session extraordinaire ñu woo ministre yi ku nekk wax li nga ci jot a def li nga ci defut nangam majorité bi ak opposition bi ñu ci mbëkkante ci population yi xam ne assemblée mi ngi dox mi ngi liggéey puisque loolu au fond mooy liggéeyam tout à fait waaye bu fekkee ne nag bon ñoom majorité xëy na am nañu seen raison yu tax ko man foofu xam naa dinañu ci dikkaat ci waxtaan wi mooy institution yi tubaab yi bàyyi ci Afrique laata ñuy dem mooy problème bi relation exécutif ak législatif rapport entre président de la République ak président assemblée nationale ci suñu réew yi la moo doy waar dafa am benn civilité boo xam ne bu doy waar ndax boo xoolee ci nee naa dafa am benn rapport de civilité boo xam ne waru foon am Doudou Wade moom dafa jàpp ne mi ngi posé question que ni est-ce que assemblée nationale bi dafay fonctionner comme prolongement wala benn démembrement cabinet bu président oui alors foofu man dama jàpp ne dañu war a weesu constat boobu pour xam lan moo ko waral parce que soo ko xamut doo ko saafara c'est vrai donc là parce que du léegi rek la affaire boobu am président Wade xëy na moom amoon na conception ci affaire yi bon mais léeg-léeg mu daan na feeñ président Abdou Diouf naka noonu affaire bi mu ngi déparé ci Senghor Mamadou Dia moo doon président du conseil de gouvernement maanaam pouvoir exécutif dëgg du woon président Senghor a ko yor président Mamadou Dia moo ko yoroon di premier ministre mais booba du ñu ne premier ministre président du conseil de gouvernement la ñuy wax Senghor moo doon nommé ambassadeur yi di recevoir di kii waaye
pouvoir bi mu ngi woon ak président Dia donc régime parlementaire la woon bi crise bi amee ba Senghor gagné Mamadou Dia pouvoir yooyu Mamadou Dia yoroon Senghor daf ko jël boole ak yamu yoroon donc daal di lépp nekk ci loxoom te booba la assemblée nationale nërmeelu te ba tey jógagut mais donc problème bi du simplement problème mu nit ki fi toog parce que loolu mën nga jàpp ne kon bu nit ki demee affaire bi saafaraw alors que mi ngi fi alors que tout alors man foofu lay waxee désormais il faut que ñu xam ne institution yi ñu am président de la république assemblée justice ma yooyu yëpp ak suñu constitution yi la tubaab yi ñoo ko fi bàyyi woon tànn seeni nit teg leen ci boppi réew yi ba mu pare continuer maanaam nekkatuñu fi bu njëkkoon ay commandant de cercle ngay am tubaab voilà gouverneur bi tubaab et cetera loolu amatu fi mais politique bi ni muy doxee tubaab yi ñoo koy déterminer ñoo koy saytu ñooy naan na jaar fii na jaar fii na dugg fii na génn fii na yéeg fii na wàcc fii loolu nag lanu war a lijjanti mooy constitution yi. et c'est un problème de fond. am nga constitution yi boo waxee constitution fii mu ne ñu ngi werante mandat machin constitution karab constitution duggal Sénégal wàññil téeméeri sénégalais nga seet juróom-ñett fukk ba wala juróom-ñeent fukk ba est-ce que xam nañu luy constitution ak lu ci ne xamuñu ko toppatawuñu ko juróom-benn fukki at Afrique mooy comme ni ma koy faral di waxee barab boo xam ne dinañ la woo tribunal jàpp la yóbbu la tribunal atte la tëj la kaso ci làkk woo xam ne xamoo ko sax far dañuy pare rek ñu ne waaw nga ne fu ma jëm ñu ne tëj nañ la alors mais c'est grave. amul feneen ci àddina amul feneen ci àddina ci Afrique la am. mais pourquoi loolu monsieur le ministre. alors pourquoi loolu mooy li may tuddee le système post-colonial maanaam tubaab bi xam nga tubaab bi lu tax mu dem du caageenu baax de général de Gaulle déedéet ay baax naa yërëm naa africain yi colonialisme bi baaxut nangam déedéet après deuxième guerre mondiale français yi dañ leen a gañe bu metti Indochine mag ñi xam nañu ko gone yi jàng nañu jëmbeen fu benn cuvette la gars yi encercler tubaab yi rey ci 200 ak 200 tubaab yi takk seeni bagage dem bi ñu demee 54 56 Algérie takk naar yi ne non ñun kenn dootuñu yilif guerre ba jóg de Gaulle dellu si France xool gis ne mais attends mënuñoo continuer lii léegi naa naxante parce que sinon Afrique au sud du Sahara mooy daal di moom itam dugg ci mbir mi loolu moo tax mu indi référendum 58 daal di ne vraiment communauté française et cetera Sékou Touré rek moo wote non ne man d'accorduma Guinée dem waaye bu Guinée demee la ca xew xam naa bu ko jot gi mayoon lépp lu ñu fa mën a yàq dañ koo yàq la ñu fa mënta yàq ñu sànni ko ci géej gi et cetera dem seen yoon alors ñi ci desoon nag ànd fi Senghor Houphouët-Boigny gars yi seen tubaab yi tànn 1960 mu teg leen fi daal di teg ay institution dem mais gisoo ba léegi xoolal fii mu ne Côte d'Ivoire problème ba ak Ouattara yooyu gars yi ne non Macron la ñuy déglu Macron convoqué ko mu dem te Ivoiriens yi ci seen bopp ñoo naan Macron la ñuy déglu même nun fii bu dara xewee dañuy bëgg a xam Macron président ba ne France lu mu ci xam alors donc nun ci sunu bopp dugal nañu ci sunu bopp yi ne tubaabu France moo nu war a yilif ba ilaa yow mi diin mooy mentalité colonisée ba léegi rek mooy mentalité coloniale donc système boobu li fekk dindi wuñu ko moo tax man dama leen naan mooy garab gi léegi nag nun lu ñuy waxtaane ay constitution lu tax kii président bi assemblée ni justice bi nangam loolu mooy cari garab yi ak xobi garab gi li ñu war a wax mooy dattu garab gi ak reenu garab gi nuy fexe ba dagg ko buddi reen yi foofu la ñu war di waxe mais monsieur le ministre boo xoolee kon ñu dugg ci
rek ñu des si yëfu mandat yoo xam nga loolu moo indi kon coowal mandat yi ngay dégg. partout dans le monde. partout en Afrique. francophone. je précise francophone. absolument waaw parce que Côte d'Ivoire bi ngay wax léegi gis nga nu mujjee Guinée kazalika noonu Mali daal moo ca bokkul. waaye xaw na ko nuru. maa leen ci bokkul waaye xamoo lu Ibrahima naroon na def. bu ñu ko mayoon far naa dem avant waaw bu ñu ko mayoon temps ba xam naa mu demee ne mais kee tamit Gambie nga xam ne Barrow aussi transition la waroon def de 3 ans ba mu toogee ba léegi wàccul dugaloon na fi sax gis nga ko moom it semaine bi benn projet de loi boo xam ne bu jàlloon kon moom itam dina jaar fa ay peeram jàll. fii nii Sénégal tamit gis nga ko ki fi nekk moom i tamit acte yi muy posé nuruwul benn yoon ak koo xam ne dafa xam ne bii mandat mooy dernier bi yaa ngi dégg sa naataango député yi ñoom am ay meeru ñing yaa ngi leen dégg ña ngay wax ña ngay affirmer avec force ne légalement am na possibilité def 3e mandat moom président Macky Sall ci boppam gis nga li muy def képp ku ne mënul def képp ku bokk ci moom pardon te ne mënul def 3e mandat mu dàq la ñoom ay mënu ñu ngi ñi déggoo sax ñu wax ay waxu dàq donc acte yooyu ku mel ne président Macky Sall di posé xëy na mooy li xew Côte d'Ivoire buñ si waxulee dara. waaw xam nga mooy li ma la wax maanaam gisoo même Niger. Niger. xam nga saay moom nee na non tu ma def beneen. waaw bon xam nga ki mu remplacé. daa dem ba war a jeexal. daal di tas constitution ba defar beneen constitution. Issoufou moo daan jiite marche yi. président bi fa nekk alors moom wóor na ko ne su ko defee. du ko jik mais en même temps changé na constitution ba pour que Hama ci boppam. Hama Amadou. voilà du mën a doon candidat. comme fii Khalifa Sall Karim Wade et cetera bon comme Côte d'Ivoire. ak ñoom Guillaume Soro waaw moom écarté na Soro écarté Gbagbo alors donc loolu laa la bëgg a wax ne la noo ngi ci carrière ak ci xob yi. c'est-à-dire que c'est pas des c'est pas des constitutions moom ay këyit la yu ñu teg foofu rek. mais gars yi boo demee ci Sénégal askan wi. li ñu naan buur ak nguur. looloo fi ne leneen nekku fi. mais xam nga ne damay faral di wax ne Macky Sall mi c'est un monarque républicain. waaw yaa ngi ko wax nag. waaw par exemple nit ñi comprendre ñu la woon. waaw maanaam pouvoir yi mu am. roi du Maroc ëpp ko pouvoir ah oui. ah oui donc yooyu yëpp la ñu war a seet constitution. peuple moo war a bind constitution. pas constitutionnaliste. mais voilà parce que xam nga li nga wax noonu. honorable député dafa am solo ba nga xam ne ndax yaa ngi dégg sunu dëkkandoo yi dañuy tàmm di wax ne conseil constitutionnel moo taal réew yooyu fii Sénégal ak pays africain yu bari ay constitutionnaliste ñoo koy bind fii Sénégal ñu leen wooye tailleur de la constitution xam nga ñun constitution bu président Macky Sall bu wees bi mu tëggaat dugal si ay disposition ak et cetera am yu mu tëb ak yu mu tëbul ñu bëri jàpp nañ ne ubbil na boppam benn ay en tout cas aménagé na ay parenthèses ay prox ndoll yoo xam ne effectivement tey su xëyee suba bëgg a def 3e mandat du def lu dul la mu defoon ba muy doog a toog rek ne maa ngi déglu conseil constitutionnel ñu ne ko mën nga ko def. oui mais amul benn werante. ku yaakaar ne conseil constitutionnel su Macky Sall ne damay pas 3e mandat. 3e candidature. waaw parce que mandat amagu ko dëgg la. tout à fait ay yëf yu bare ngi ci biir c'est vrai yoo xam ne war nañ koy leeral. mais il faut nga leeral ko monsieur le ministre. su ne damay bëgg a doon 3e def sama 3e candidat conseil constitutionnel du ko mas a bañ. dëgg la. faut pas que nit ñi di rêver. du ko bañ. président conseil constitutionnel. ba déclaré woon Laurent Gbagbo président. na déclaré ba takkal Laurent Gbagbo. raaya wa waaw serment ba.
moom moo ñëwaat ca Ouattara ne ko yaay président rek proclamé waat les mêmes personnes. xam nga ne loolu wallaay est-ce que loolu gàcce weesu na ko wallaahi gàcce ci justice est-ce que weesu na loolu weesuwu ko bon donc problème bi ne fii di ko werante xam nga man nee naa leen dégg nga ko sax boo demee parce que nee na duma ko mënuma ko te duma ko def moom Macky Sall loolu la waaw wax ko répété ko ñi ko gëmut nañu dem waajal wax ji bari jaruta bari waaw wax dëgg de ñi ko gëmut nañu dem waajal pour bu ko naree wax ji jaru ko mais monsieur Bengelloune yow boo xoolee acte yi muy posé moom ak fii réew mu toll ak li nga wax analyse bu pertinente bi nga wax léegi ci la xew à Côte d'Ivoire foog nga ni yow bokk nga si ñi gëm ne dina moom Macky Sall dina forcer 3e mandat ou pas non loolu soxna si bu ko ci dugg non franchement c'est pas mon problème si moi je considère que li mu wax dina sàmmonte ak loolu est-ce que Macky Sall nekkut di nëbbu son candidat attention politique dafa garaaw xam nga bon man moo tax même pour se protéger peut-être écoute oui bu ko defee yow say munition nga jëmale ko guddeeg bëccëg di dóor ba sa say munition wàññeeku léeg-léeg sax jeex mu ne bu xeet benn waay na kii la bu ko defee yow dootoo am sax l'aspergo ko mën a donc en fait disons il y a beaucoup d'hypothèses c'est vrai donc moi je considère que ñi nga xam ne vraiment dañu jàpp ne Macky Sall day jéem a nuñ koy waxeeti day jouer ak yooyu sëlëm nit ñi nañu dem waajal pour bu fekkee ne loolee yegsi na fekk ñoom jël nañu ay matukaay pour mën a régler loolu évidemment su ko bëggee bu ko naree def dina indi problème ci réew mi mais justice su Afrique francophone mais li nga wax sànq nekku fi pour di régler loolu kan ma ko war a régler ñi fi ne c'est le peuple rapport de force ñi fi ne ñoom dañu naan comme ay xeex la entre politiciens on n'a rien à voir avec ça voilà Gbagbo nee na gagné na ay ca yow ñu wekk la ko ñu ne déedéet Gbagbo gagné wu Ouattara gagné ñu ne ay ca daa wekk ko dem naa ni seen café c'est triste alors voilà c'est triste affaire gis nga ko c'est triste mais honorable député vraiment c'est très triste fan ngay dugal naka ngay qualifier tournée économique wala agricole yi président Macky Sall tàmbali loo bëgg mu wax ci bon ma jaal ci leneen bon mi ngi tournée économique mi ngi tournée bon franchement man daal maa ngi ci datt garab gi ak ren bi walaay dégg naa la car yeeg xob yi daal walaay dégg naa la Diop mais wax nga léegi ne askan wi finalement ndax na ñoo yor tamit seen tëggal gu yi nga delluwaat lépp ci askan wi boo ñëwee xool tey Sénégal fii maa ngi ñëw na ci situation opposition bi nga bokk yow Sénégalais yi yàgg nañ la xam ndax defe naa bu dee Sénégal olof expression boobu di wax naa guerre bu ne guerre nga ko fi wax dëgg fa yàlla avec honneur dignité ak beaucoup de courage Moussa nga tegal ma image yi nga xam ne y a 2 ans marche boobu c'est pas une première waaw bii nag moom dafa touché Sénégalais yi parce que quand même bu weesoo kilifa gi nga doon amatuloo 10 ans wala 15 ans quand même sa ay moromu doom def naa ñoom seen bopp ñu def lii bu ñu seetaanee image yi dinañ am lu ñu war a yëg seen ndax yoroo arme yoroo dara dafa lu dul kilifa gu doy na yow wàcc di défendre askan wi ni ko mun waxee yooyu fekk la si donc opposition wala politique du luñ lay jàngal yow yaa war a joxe ay cours comment s'opposer donc boo toogee tey monsieur le ministre nga dégg ñu ni Sénégal opposition bi dañoo tasaaroo et que ñii dañoo tëju noppi ndax ña ngay dil ak président Macky Sall ña ca des dañuy toog di xaar ba xam dinañ am lu ñu leen jox wala lu ñu leen jox ku ci mel ne Ousmane Sonko moom nee na carrément yéen ñëpp moom ngeen opposé wu donc finalement
ban opposition la ñu am Sénégal. ok jàpp naa ne opposition bi aussi am na problème bu sérieux xam nga am na xeex yu bare yu fi opposition bi xeex ci juróom-ñaari at yi septennat bu njëkk bu Macky Sall même arrestation yi ngay wax noonu ak image yi c'était 2018 oui il y a 2 ans. am na juróom-ñaari at yoo xam ne dañu jàmmaarloo ak Macky Sall sérieusement rapport de force bu am solo la woon ñi mu jàpp ci ay leader ak i militant tout à fait. ëpp na téeméer ñaar oui téeméer absolument. ñi mu tëj kaso politique ëpp na ñeen fukk kon nit ñi quand même xeex nañu mais soo ko seetloo xeex boobu lu ci bari population bi dañ ci xaw a maandu daanaka waaw bokkuñu ci dugguñu ci lu waral loolu sax. voilà foofu la problème mbir mi ne lu ci ne rek da ngay dem ci reen ba mooy reen bi mooy opposition bi ak parti yi nga xam ne mën naa leen jàpp na ñoom loolooy seen conception parce que attention opposition bi bari nay parti mais bokkuñu affaire ah oui bokkuñu affaire par exemple man sama philosophie ci politique am na ñoo xam ne ñu ngi ci opposition te bokkuma ak ñoom philosophie politique sama philosophie politique mooy peuple bi maanaam askan wi du benn waay moo jóg comme yonent yàlla Moussa ne ay ca maay régler affaire bi déedéet peuple bi mooy comprendre ne dafa war a jóg taxaw mu jóg taxaw mais pour que peuple bi comprendre ne dafa war a jóg taxaw opposition bi ñi nga xam ne ñoom loolu la ñu gëm ñoo war a wax ne ci biir askan wi guddi ak bëccëg muy baykat yi muy ouvrier yi muy ndaw ñi jàng ci école yi muy ñi nekk ci informel bi muy di wax ak ñoom di jëf ak ñoom di dund ak ñoom di yëg li ñuy yëg ak ñoom loolu suñu ko defee di ko def ñun na ay jamono defoon ci loolu la ñu newoon ginnaaw bi la affaire yi exercice du pouvoir ñëw waajaluñu ko woon ñu dugg ci pouvoir mu yàq lu bare ci sunu liggéey loolu la ñu war a delloo siwaat ñor na nag te du lu jafe parce que léegi nit ñi dañu yeewu li ñu xamagut mooy le comment fu ñuy jaar nga organiser leen alors bu boobaa effectivement soo wootee du nekk ay 100 personnes wala 1000 personnes ay 10 000 100 000 personnes ñooy am te loolu su amee nguur gu fi manti nekk di nga ne ñii kat dama leen di bàyyi xel loolu benn aspect la ci liggéey boo xam ne dañ ko war a def te defuñu ko yaakaar ne rek mën na noon dekk ci télé yi di wax wala ñu dugg ci réseaux sociaux yi di sànni xeer ba nit ñi indigné wu jóg spontanément loolu du am wala bu amee itam la xew Mali parce que Mali sotteegut ña doon wàcc ca mbedd ma ba tax armée bi génn jële fa IBK gaw ma ne boowatul ndam la ci ñoom la jëm am na ñeneen ñoo xam ne jaar nañu ca ginnaaw intérêt yi daal tegu na waaw ñii yaakaar nañ mañ koo gàddu ñi doon wàcc M5 RFP ak imam Dicko ñoom et cetera est-ce que naruñu sax ñàkk affaire bi donc c'est des batailles compliquées te loolu lépp nag ma wax la ko du ay affaire Macky Sall ma neex wala IBK ma neex wala Ouattara ma neex non ay intérêt yu dul jeex ay alal ju kenn mënuta Sénégal boo ko jëlee pétrole ak gaz la fu mu ne ay téeméeri kilomètres ci biir géej gi bis bu nu fi nekkee gàdduy paakaaki jaasi di jamante benn toq pétrole dootoo ko gis dañ koy root def ko ci ay bateau yóbbu Mali la fa ne ci alal du jeex du xaaj Côte d'Ivoire Guinée Niger et cetera Niger boo énergie France courant ba ñuy taal gars yi nee nañu xaw ma ñaata % ci uranium mu Niger lay jógee pourtant Niger mooy réew mi des ginnaaw ci àddina bi ci wàllu ndóol
am na foofu defe naa ne 75% ñoo xam ne ñu ngi ci extrême pauvreté. loolu mooy sunu atte ci guddi yii. donc man fi may waxee problème yi mooy ñi ma ko sañ a wax maam ñi nga xam dañuy wootee gauche. wala ma tudde ko man avant-garde. nga xam ne ñoo gën a yeewu xam nga yaa ngi wax ne yàgg nañ maa jàpp. c'est vrai jàpp nañ ma fukki yoon. tëj nañ ma kaso juróomi yoon. solal nañ ma soldaar yóbbu ma fa ñuy guerre tàgge nañu ma ci rajo Sénégal. mais maa ngi fii taxaw di continuer. li fekk yàlla mi ngi may wér. ak tal te li fi parce que la ma doon xeex ba ma amee ñaar fukki at comme jógee gu fi kon kay. macha allah waruma toog. macha allah. je crois que daal Aïssatou. loolooy problème mu opposition bi. parce que opposition bi bokkuñu ay programme bokkuñu vision. mais en fait dañu war a ànd. parce que ñi fi ne. dañu yar pouvoir d'état te pouvoir d'état soo ko yoree ci Afrique dafa doy waar. donc opposition bi dañu war a ànd. def benn dànk mooy le front de résistance nationale. di xeex. mais opposition bi aussi ay dafa am rivalité. am na ay seer rivalité ci seen biir. parce que dañoo bokk lu ñu bëgg. kooku aussi nañu ko wax mu leer. voilà mais boo gisee ne ñuy wax ñu leen di tuumaal ne dafa am si yéen ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi dil ak président Macky Sall ndax dafa leen dikk ñii dafa leen dikk statut du chef de l'opposition ñële mu dig leen dugg ci gouvernement élargi et que loolu moo tax ba opposition bi même bu dee techniquement àndu leen ci lii sax mu am benn genre connivence boo xam ne feeñ na si loolu ay tuuma la wala am na fu mu tegu. bon man nag vraiment xaw ma ndax tuuma la xaw ma ndax lu tuuma parce que li ëpp solo mooy. li na ci kanam te li na ci kanam rawu li bët. foofu laa ko mën a teg li ma xam daal mooy jamonoy naxante war nañu koo weesu. quand même ku xam wolof da ne boo xamoon li lay yoot di nga bàyyi li ngay yoot te daw. boo xamoon li lay yoot di nga bàyyi li ngay yoot di nga bàyyi li ngay yoot te daw maanaam ni Afrique bindoo tey ku ko comprendre seet neneen noo taxawee moo xam nga ne ci pouvoir moo xam nga ne ci opposition waaye yaakaar ne man ngaa def ay petits jeux ay affaire làqar ci fii kërëb loolu weesu na suñu ko xamee xayrun buñ ko xamul nag tant pis dialogue politique monsieur le ministre temps bi mi ngi dem dialogue politique monsieur le ministre ak pertinence am si jamono ji ñu toll jamono ji nga xam ne président Macky Sall ci yenn point yi nga xam ne moo nekkoon waxtaan wa foofu am na ci position yoo xam ne bokk ci ak lenn ci opposition bi lu ci mel ne ñàkk cumul poste chef de l'État ak chef de parti ñaar yooyu ñu bañ koo moom dafa jàpp ne loolu mën na nekk mën nga nekk chef de comme moom li mu nekk nii chef d'État chef de parti statut du chef de l'opposition boobu fichier électoral beeg financement parti politique ak parrainage donc monsieur le ministre laaj bi mooy dialogue politique boo xamante ne nii dafa waroon résoudre yii problème te ba tey problème yaa ngi fi nekk taga témbe chaque jour ñu jukki ci benn te loolu ñuy jukki amul ba tey benn point de convergence boo xam ne mën na leen fédérer kon finalement dialogue politique bi li ñëpp bëri waxoon rek moo fi nekk mooy amul benn importance finalement. waaw c'est vrai am na ay aspects yoo xam ne dugaluma ko woon ci sànq bi may tontu par exemple ay affaire statut opposition statut chef de l'opposition calendrier républicain et cetera report local yeeg yi ni mel. voilà statut opposition dafa am solo ci yoon boo xoolee image yi nga doon wax léegi dañuy manifester ñu ne ñu du ngeen manifester te constitution bi dafa jox ñu pouvoir manifester sañ-sañu manifester
boo manifester bu ngeen dee téeméeri junniy nit ñu encadré ko nit ñi dinañ manifester ñibbi te dallu kenn du dagg waaye buñ ne du ngeen manifester même bu ngeen di téeméeri nit grenade lacrymogène yi teg tàkk jàppal bàyyil problème a ngoog boo xam ne réglé wuñ ko mooy statut de l'opposition ay droit am chef de l'opposition nee naa leen ci jamonoy Ablaye Wade opposition dugalu ko woon Ablaye Wade da ko dugaloon ci jamonoy Macky Sall opposition bii nu doon dugalu ko Macky Sall ko dugal waaw pourquoi moom mais ñu may jàpp nañ ne c'est pour tasaare opposition alors voilà moo tax ñun ci dialogue bi dañ ne question boobu nañ ko aj ca yóbbu ca ginnaaw non ndax lan waaye parce que buñ ko tàmbalee commencé ko ñi ne non nii la ñii ne nee la xam nga day indi féewaloo ci suñu biir ñu ne nañu jël point boobu yóbbu ko ca fin ba loolu la ñu def foofu bañ ko yóbboo ba ca fin ba bi mu jotee dañu ne nun amuñu ci lu ñuy wax yéen ëpp pouvoir yéen a ko dugal kon wax leen ni ngeen ko déggee ñoom ñu ni dañ koy jox alors ki nga xam ne moo ñëw deuxième ci présidentielle alors non dégguma ñu wax ko journée loolu la ñu wax loolu la ñu wax dégguma ñu wax ko en tout cas ñun opposition bi dañu ne ginnaaw yéen a ko dugal daal na ngeen wax ji ak it kañ ngeen koy amal mel na ni am na ci foofu ci dialogue bi kilifa gu mag gu ne 2024 lay doon alors le statut du chef de l'opposition waaw loo xam ne 2024 lay doon moo tax nun nu ne jaru la waxtaane kon kay soxlawul nu di ci wax ba géex wax ci ba mar ci loo xam ne lii du am ci jamono yi nu toll nun looloo ci sunu gis mais quand même juste rek pour info yàlla ma sa xalaat kan moo ko war a nekk ci yoon ki ñëw deuxième ci présidentielle wala non loolu bu wax ko bu doon ne param ñoom nee nañu dañ koy appliquer tout de suite bu boobaa kon dinaa la jox sama point de vue d'accord mais pas pour loo xam ne 2024 d'accord léegi report local yi nga xam ne quand même bu intervenir dina bëmax bu baax a baax calendrier républicain bi naka noonu mooy présidentielle yu 2024 yi ngay wax léegi nii waaw mars 2021 la ñu waxoon waaw pour les locales am na liggéey bu ñu doon def liggéey bi mbas mi téye na ko juróom-benn weer kon man suñu manee ma délai bi ñu joxe woon dina jafe pour ñu respecter ko dinaa ko mën a comprendre mais ci kaw ñu xool naka la ñuy war a mën a def techniquement pour que date boobu mën a taxaw bañ a tox ak surtout dégg naa société civile ñu naan bu mu génn 2021 mais bu dana koy pousse mu bañ a génn ci 2021 waaw parce que opposition bi aussi dafa am lu mu waxoon ne demati ci élection ci fichier boo xam ne xamoo lu ci ne moom vraiment jënd jaan ci pax la alors donc ñun loolu wax nañu ko maintenant nag ku mel ni man dama jàpp ne peut-être suñu xoolee ci code électoral bi am na ay délai ci wàllu inscription yi wàllu contrôle yi wàllu recours et cetera est-ce que amut ay délais yuñ ci mën a raccourcir pour gagner du temps pour mën a soit ñu garder délai bi wala buñ koy toxalit mu bañ a nekk lu sori loolu ci sama mais parrainage bi nee nañ nañ koy supprimer ak yi ni mel loolu tamit lu tukkee la ci dialogue bi waaye est-ce que loolu nekkul tamit ay calcul politicien la question du parrainage waaw c'est ça c'est-à-dire que non mais ay pexe nañu jëlee pexe yi teg ko fee te vraiment régler suñuy problème parce que dafa jot dëgg la alors président Macky Sall dafa jël dogal ci ayubés bi ne désormais pour dans son entendement régler définitivement problème foncier yi ak suuf yi problème foncier yi suuf seek ñi ni mel mu ne léegi désormais dafay soumettre à sous-préfet yi ak préfet yi désormais ak gouverneurs yi ñoom ñooy war a presque ni ñu ko waxee mun waxee ci olof ñoom ñooy valider bépp décision bu maire yi jël pour joxe ay suuf jàngat boobu loolu am na ñoo xam ne dañ si jàngat ne
bu fekkente ne dafa nekk def lu baax am na si ginnaaw tamit calcul politicien bu ci nekk ndaxte boo xoolee ne maire opposition bi la ñuy néewal doole ci seen wàllu prise de décision ànd nga ci walla àndoo ci. li nga xam ne jël nañ ko ci waa kaw gi. ci ay suuf ni mu toll ci yaatuwaay kenn xamu ko. ay téeméeri junniy hectare nañu wax jëkk ci loolu. ah oui man dama ne ala kulli haal moo xam suba wala ginnaaw suba wala déwén jéeg fokk ñu auditer suuf si ni ñu ko joxee nangu ko ci jàmbur yi jox ko kooku mënut a ñàkk man de bu ma yoree réew mi loolu dina bokk ci li may jëkk a def parce que mënuñu ko bàyyi perte et profit mu rees c'est pas possible bon maintenant loolu nga wax kan mooy préfet kan mooy sous-préfet kan mooy maire non pour man loolu du solution bi mooy ay mécanisme yoo xam ne saa waay boo ko defee day déclencher immédiatement ay réaction parce que ba léegi li gisuma pouvoir bu population yi am ci contrôler décision bi wala déet population yi ñoo war a am le pouvoir de contrôler ah oui su dul loolu et même quand tu dis non affaire bi dafa sore parce que quand tu dis population c'est pas dajale chef de village bi ak imam beeg chef de quartier bi ah non def nii def ne ñu ne ça y est déedéet donc beneen conception du pouvoir man moom laa am la conception du pouvoir à la base c'est quoi soo ko defut bon man ngaa def yii mooy bopp bi metti nga joxe aspirine peut-être waa ji naan ko bopp bi xaw a dal fekk hypertension baa ngi koy bëgg a rey mi ngi koy xaw a rey alors monsieur le ministre émission bi jeex na ma ñëw rek si ñaar yi vite fait rek 2 secondes yi question diverses la retour ou pas poste premier ministre vraiment nga bëgg ma di ci wax non lu ma ciy wax du bërki démb la woon defe naa yàggut trop ay weer waaw ñëpp ne ñoom ñëpp ne loolu la moo baax noonu la moo baax fi mu ne bu ko indee ñu ne moo baax indiwaat bi moo baax alors nga ne ma loo ci xam dara laa ci xamul boobu leer na alors ñu ñëw ci Covid-19 bi ak ni ko nguur gi géré wee ak nag surtout tendance baissière bi nga gis ni ñu bëri jàpp ne dëgg communication ou pas ban xalaat nga ci am ci lan Covid-19 bi waaw xam nga actuellement am na tendance baissière waaw léegi nag si tendance baissière boobu am na ñu jàpp ne communication moo nekk ci ginnaaw xëy na dañuy wàññi nit ñi ñuy testé ak yu ni mel pour wane pour peut-être tagg seen bopp ne ndax askan wi ne daaneel nañu remporté nañu bataille bi fekk en réalité il n'en est rien mais de manière générale yow noo jàngatee ñoom ñu ko géré bon man nag quand même ca départ ba tey laa jàpp ne suñu corps médical bi taxaw nañu taxawaay bu gànjare ci mbir mi vraiment liggéey nañ ci lu ama am solo loo xam ne réewi tubaab yi sax parce que fii li réewi tubaab yi wax mooy am solo moo tax ma ne réewi tubaab yi sax wax nañ ci ñaareel ba it defe naa ne ñu Afrique seen jaar-jaar parce que Afrique koo gis mu weesu yenn at yi rek sélection naturelle la parce que fu kenn rëcc rek fukk dee nañ faatu nañ fa wallaay donc suñu système immunitaire bokk na ci communication bi bokk defe naa ne daal yooyu yëpp moo dajaloo ba tax xëy na mbas mi man gëm naa ne buñ ne mi ngi wàcc gëm naa ko te yaakaar naa en tout cas loolu la ñuy ñaan mu wàcc yaakaar naa ne dina gën a wàcc alors monsieur le ministre émission jeex na
may fàttali ne honorable député ancien ministre Mamadou Diop Decroix ñiital AJ/PADS bokk ci front opposition bu mag bi moom laa dalaloon amoon mbégte dalal tey monsieur le ministre émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo askan wi lay seetaan. waaw maa ngi lay gërëm encore une fois defe naa ne. on a fait le tour. émission on a fait le tour. maa ngi lay gërëm di la sant di la encourager nag. saa su ne affaire yi yombut waaye nag. je sais. noonu la. waaw yéen sama papa. alors mbokk yi ak xarit yi ñu leen gërëm di leen sant bu baax a baax si teewlu bi di gërëm ak sant nag bu baax comme d'habitude rek sama partenaires yi Abyss coiffure tout salon ba laa fàtte mais salon ba Abyss moo ko salon Abyss la donc mi ngi foofu Ouest Foire tali Wali Seck alors Abyss nag moo def tissage bi ku bëgg tissage bi ak yi ni mel rek numéro téléphone bi mi ngi fii ci suuf ainsi que adresse bi make-up bi comme d'habitude Glam Style by Madeleine Diaw sama rakk ji Ndeye Malle moo fa jaar di gërëm ñëpp di sant ñëpp of may ci caméra yi suma xarit ci son bi ak Pape Samba le grand réalisateur de tous les temps moo fa nekk fan yi nag ngeen teewlu ko ginnaaw nag ba mu defee documentaire bu am solo boobu ci ñi mas mi laaloon mi ngi waajalaat lu am solo macha allah ci rek actualité bëgguma ko nag bëgguma gaawantu ndax boo waxee lépp tamit bu yàggee nga catu ko te xale bi dafa xaw a doy waar xaw a yabaate tuuti bëgguma mu attaqué ma moo tax foofu laa koy yemale mais teewlu leen ko du yàgg dara ci plateau TFM yi alors di gërëm aussi El Hadj Ibrahima Cissé sama càmmiñ loolu nga xam ne bu ñëwee la lépp rafet yëpp baax yëpp nice di ko gërëm di ko sant di gërëm Pierre cëm of sama doomu jàngoog Pierre MC Charles Boni ci lumière yi Abdou ci lumière yi moom i tamit waaw laay ci lan moom écran yi waaw Moussa Sène ci montage bi of mbay ci jàppale ci lépp l'homme de tous les dossiers donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm tamit Anna nag sa jege ñaar yore la communication Anna Sakho dafa gërëm bu baax a baax saa yu ma gisee rek day mel ne dafa changé melokaan si man fekk na c'est la même personne macha allah wax naa ko léegi ne ko jigéen daal ñoo fidèle ñoo loyal ndax ba ma la xamee ba léegi ak moom laa la xamee dara ñaawul macha allah donc di gërëm di si profité nag di souhaiter ñëpp un excellent màggal semaine prochaine nag macha allah ci màggal ba la ñuy dugg nag bu boobaa ñun tamit ñu dem rek nag téye kurus yeeg nag dafa ay yëf nag di ñaan rek macha allah màggal bi am si jàmm ak salaam kon ñu ngi leen jox rendez-vous tout de suite après le màggal donc mbokk yi ak xarit yi bon dimanche et encore une fois excellent màggal au revoir.